internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañ leen bu baax di leen ziar di am mbégte ànd ak yéen ni ñu koy defee saa su ne waaye am mbégte également tey dalal fii ci suñu plateau tonton Rawane Diagne nekk nag koo xam ni bu ngeen ko gisee kanamam du leen réer ndaxte gis nañu ci série boo xam ni muy série Mariama joué na ci rôle bu am solo nekk ki nga xam ne moom mooy proviseur wala directeur bu benn lycée di ci def lu am solo waaye tam nekkoon na li nga xam ni moom mooy promoteur culturel am relation ak ñenn ci artistes yi fii ci Sénégal. ana nañu waxtaane nag lu bari jaar-jaaram moom mooy kan lépp di ngeen ko xam léegi-léegi rek dañu koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu dalal ko tonton Rawane nuyu nañ la bu baax am mbégte tey jàkkaarloo ak yow dañ lay bàyyi rek mu nuyoo ak suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. merci madame merci beaucoup kontaan naa trop ci ñëw ci Dakar Buzz très sérieusement parce que dinaay suivre ay kéem ci YouTube bi mu di kii boo xam ne daf ma intéressé si comme buñ ma invité dinaa mun a ñëw Rawane Diagne nag comme ni mu ko waxee rek dama am ay étapes jàngale d'abord laa njëkkee j'ai enseigné pendant au moins 30 ans jàngale naa ko donc ko bàyyi di voyager di ñëw nekk un promoteur culturel di organiser ay événements dans les régions surtout particulièrement région bi ma dëkk muy Kaolack ñooñu ñoom xam nañ ci dara ci occasion bi ma am ci ay relations avec des artistes yoo xam ne comme ni mu ko waxee dinaa leen ci citer mu am ci ñoo xam ne rëccuwuma li ma leen xamee am ci ñoo xam ne daal la yàlla xam doy na. D'accord. loolu daal laa xam jàngalekat laa woon promoteur culturel après wëlbatiku nag dugg ci théâtre. D'accord. waaw accidentellement. d'accord mais ku la gis sax danaan kii wax dëgg yàlla ku yàgg ci théâtre la ndax macha allah gis nañu rôle bi nga xam ne yaa ngi ko doon incarné jàngalekat nga woon am nga ci expérience de 30 ans. tey na nga gisee jàngale Sénégal parce que dañuy wax ne élèves yi yenn saa yi difficulté yi gis nañu fan yi élèves yu ci bari ñu génn ci tali bi ndax enseignants yi dañoo nekk en grève ak yooyu. sa point de vue par rapport ak point boobu. bon c'est-à-dire jàngale léegi man par rapport ak jàngale bu njëkk jaaxal na ma. boo ko seetee di nga ko situer ci trois niveaux niveau bu njëkk bi mooy gouvernement bi d'abord les promesses non tenues bon deuxième bi parents yi dëkk jamono ji naqari na lool ba nga xam ne amatuñu jotu seeni doom alors que ñun ba ñuy jàng suñu yaay yi suñu papa kenn jàngu ci woon on était entouré par des analphabètes kenn jàngu ci te pourtant on a réussi parce que attention bi ñu amoon ci ñun moo def ñu réussir léegi nag attention boobu moo amagul bien que l'enfant ay intellectuels ñoo ko encadré ils ont la télévision ils ont l'électricité que bu ñu amul woon les portables et tout ça ay mais kii didactique yoo xam ne mën na leen kii loolu amul troisième point bi nag muy l'enseignant parce que dañu ne l'outil ne vaut que par l'artisan wu léegi moo di enseignant yi certes nangu nañoo jàngale mënuma ci wax parce que samay collègues lañ. dëgg la mais quand même daal ça laisse à désirer. d'accord nañu góorgóorlu trois axes yooyu nañu góorgóorlu pour ñu am vraiment de meilleurs élèves parce que c'est l'avenir du pays. d'accord yaa ngi koy wax léegi accidentellement nga duggee ci li nga xam ni moom mooy téléfilm. muy série Mariama. casting bi ak yooyu naka la demoon pour nga intégrer foofu. non man casting sax xaw ma ko de. sama doom moo ko yor benn guddi rek la sama téléphone sonné ma jël mu ne ma père ma ne naam mu ne ma dama bëgg nga jouer ma benn rôle. dama am benn série am fa benn établissement ma bëgg la def proviseur bi comme xam nga ko loolu laa bëgg ma ne ci théâtre mën naa lu ne mais théâtre mu ne ma père ñëw rek ñu essayer ma ñëw première touche bi rek ça a marché parce que quand même man dama ci daan participer sax parce que li ci biir jàngale li ci biir école bi xam naa ko xam nga ko si moo tax j'ai pas eu de problème defuma benn casting dama ñëw rek jàll waaw dama ñëw rek jàll sérieusement waaw mu ñëw rek xam élèves yi seen comportement daan ko dal
j'ai eu à corriger des élèves, à les redresser, à les recevoir dans mon bureau pour des faits divers. faits yooyu nag répercuté ci biir njàng mi. ma di ko seet ni ma ko loolu rek laa transposé ci biir théâtre bi. macha allah lu moo tax nga réussir. moo tax ma réussir ci madame. gis nañu ni nga doon convoqué élèves yi. boo leen gisee ñu sol habillement bu Voilà. bon wala ñu def ay dégâts nga convoqué seen parents ak yu ni mel. ak ñoom monsieur Ndiaye ak ñi nga lakkale monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye loolu moom xam nga l'enseignement c'est un fleuve qui charrie du n'importe quoi. Il y a de la boue, il y a de l'or. Monsieur Ndiaye nag dafa bokkoon ci buuba. ci buub yi. te loolu dafa am. dafa am ci sa parcours yi nga def ci 30 Mais ans dama mos nga jànkonte yu mel noonu parce que parfois ñu gis cas de viol wala professeur boo xam ne dafay doxaan élève am bu mu abouti sax à un mariage wala mu abouti lay mos nga ko. oui am na. j'en ai am na ay kii yoo xam ne dañu mujj takk seen élève. dañu mujj takk relation yi di dem ma teg ci sama bët oo ko sama bureau waxtaan ak moom. ne ko qu'est-ce que ça veut dire mu ne ma vraiment man daal xam nga rek li ñuy wax quand le cœur parle la raison doit se taire. xale bi daal wax dëgg yàlla ngeen baal ma dama am coppateem quoi te bëgg naa ci nag. ma ne ko si c'est des intentions sérieuses. pourquoi pas noonu. mu takk ko. mu takk ba la dame actuellement am nañ 3 gosses ñi ngi sëy harmonie vraiment. loolu day am. mais aussi yeete bi baax na ci am parce que am naa benn parent d'élève bu ma mës a saisir ne ma. dafa ma romb ak otoom ma taxaw di xaar oto taxi mu freiné daam la de. def marche arrière 4x4 ne ma dugal man mu ne ma yow kaay ma ñëw dugg mu ne ma monsieur le proviseur ma ne mu ne ma yow foo bëgg fa laa lay yóbbu. dëgg la parce que danga maa yee. sama doom da doon jàng. ma utal ko répétiteur kër ga. bu ñëw ci kër gi. di ko jàngal su ñëwee maa leen di defaral néeg bi tout bu ma paree delloo leen buntu bi ñuy jàng. gis nga monsieur Ndiaye na mu def ak Nadège. sama xel ñaaw ma may leen bët mais j'ai découvert li nga xam ne moo nekkoon ci diggante Nadège ak monsieur Ndiaye. keroog laa dàq mettre mais heureusement yee ngeen ma à temps. su dul woon loolu rek ma frôlé catastrophe. kon nag dama def lu dul tu vois ça c'est des choses qui arrivent répétiteur nañu koy indi di ko jàngale mu toogandoo ci salle bi ñëpp di ko même bu ñu toogandoo ci salle bi mais bu ñu leen bàyyi nii ñu dem nañ ci am bët fay dañu am xaalis rek ñoom di joxe ça c'est suffisant pour ñoom c'est pas ça il faut avoir l'œil mu am contrôle bu sévère am contrôle mais fay sa xaalis ba pare tu t'en fous am na ñoo xam dañuy fay xaalis ne répétiteur bi kër gaangoog de maa ngi dem seen yoon bàyyi leen fa te doo xam luy xew ci ginnaaw te xale rek la voilà mu nekk lu am solo mel na ni comme ni ñuy wax ne théâtre dafa baax ci muy jàngale yaakaar naa ne yenn parents yu bari rawatina ñenn ñi nga xam ne ñoom ñooy ay borom kër est-ce que mën nañu xaar tey ji tonton Diagne ci yeneen série vu que intégré nga te macha allah réussir nga ko mën nañ la xaar sa intégration ci yeneen série waaw bien sûr su ma gisee yeneen yoo xam ne mën naa ci adapté wu c'est que nag benn kii la am principe boobu du ma jéem lu ma mënul su ma jéemee ça ne marche pas rek j'arrête ak loo ma mënti xëy ak loo ma mënti jox parce que dama bëgg mu mel ne Mariama quoi Mariama ça a été un succès pareil guñ xaaral 2e saison bi ñu da nga koy waajal ñu ngi ci waaw casting yi ñu ngi def casting yi pour d'autres recrues 2e saison bi mooy parce que am na ruq-ruqaan yu bëri ci biir école yi foog ñu génne ko encore pour parents yi xam d'accord voilà mais cachet bi baax na yaakaar naa parce que ñeneen ñi fay nañ la de waaw mi ngi fay de comme sama doom la beraluma loxo defe naa ni may defal la defal ñeneen ci sama cachet bi ça va quand même je ne me plains pas très sérieusement c'est loolu moo aussi am importance alors ñu ñëw ci yow maa ngi koy wax léegi bi may lay présenter nga nekkoon promoteur culturel nan nga ci duggee ak lan moo taxoon nga choisir boobu le métier c'est que dama di nit ko am musique daf ma mas a neex mélomane la waaw mélomane la yii fecc rek laa mën na kon balaa ngeen foog nga feccee ni de waaw pàccanga moom yooyu xale yi xamuñ ko laay la pàccanga rek laa doon fecc laa man mais seen pàkkar ñi léegi moom ay mbalax ak ñoom Mali xam nga yooyu lañ xam ak ñoom Lamine ñoom yooyu lañ xam waaw fecc ba ñàq waaw te salsa ak pàccanga yooyu danga naan fecc correct
waaw bien habillé. bien habillé tenue rek ñun dañ daan solu galant bu ñu daan invité gel sax da ngay def révérence mu teg ci loxo bi nga xëcc façon bi ngay ooye xale bi sax c'est la classe bokkul ak piis yi ma ne la gel ma gis la gel yooyu. ma gis la gel kaay ñu fecc waaye ñun xamuñu woon loolu ñun lépp civilisation la woon lépp correction la woon élégance waaw lépp élégance la woon alors ma dugg ci comme j'avais un peu d'argent ma ne xaaral di voyager nag am xaalis nekk millionnaire. waaw ñëpp nekk naan millionnaire jaañ waaw. jaañ. nekk millionnaire nag dans le cas di def nag du social surtout à Kaolack fa ba dëkk j'étais derrière l'équipe le Mbossé de Kaolack Mbossé bu Kaolack tableau d'affichage regroupement Nabou Sembène me sollicité à chaque fois may def xamatuñ ma point boobu foog ma wax ci pour que ñu bëri xam ne xaalis boo ko amee doo xam ki la bëgg doo xam ki la bañ ñëppay ñëw noonu. non ñëppay daw ñëw ma xam ci nag ay artistes yoo xam ne nag am na ñoo xam ne dañ naan géwél amul kóllëre loolu wax la rek loolu ay wax la rek ni nga koy fekkee ci géwél yi nga koy fekkee ci géer ñi parce que j'avais des amis géer ay géer lañ woon ba ma yoree daaw ñu jóge sama kër bu ma ñëwaan dañ la daan seet si à tout moment. mais bu ma ñëwaan Kaolack hôtel laa daan dal di recevoir ba midi di fay ay facture ndox courant logement li ma ci daan fay am na ñoo xam ne man maa yoroon seen logement di ko fay chaque mois le 5 de chaque mois ma fay ko ñu ñëw ñu bëri à Kaolack et à Dakar aussi tabaski daanaa joxe plus de 30 moutons di ko maye noonu. di ko maye ñi ma daan jox ñooñu ñëpp gisatuma ci kenn xamatuma ci kenn ku ma ci oo doo ma jël lan moo waral loolu. ñàkk kóllëre da nga yoratul. millions yi jeex na yoratuma millions yi jeex na j'ai investi ça sur mes enfants parce que nee nañ le meilleur investissement c'est l'enfant j'en profite pour remercier Thione Seck si parce que am ngeen relation yu particulier gis nañu ne mës na la way lan mooy sa relation ak moom. non gis nga Thione ñu koy ñaan bu baax yàlla xare ko yàlla na ko yàlla xare àjjana bi jaay si te j'ai bon espoir que Thione àjjana lay xippee parce que yàlla dëgg rek la bëgg nee nañ li gën a bon ci bàkkaar yi mooy fen te Thione dëgg la daan wax ku am fit parce que kuy wax dëgg da nga am fit Thione dama daan toog ak moom mu naan ma est-ce que yaa ngi sédd ëllëg rawaan fii rawaan faa rawaan séddal ëllëg mu suñu séq joxante xaalis ma ak Thione ak li muy nekk sa xarit yëpp. wallaahi su ma amaan problème sax dama ko daan oo téléphone ne ko j'ai un problème de temps mu yónnee ma ko moom moo la daan yónnee xaalis. moo ma daan yónnee xaalis bi ma demee ba amuma ba yoretuma millions yi comme ni ma ko yore woon su ma amaan un problème ne ko j'ai un problème de 300 moom détail la ci moom bu ma ko ooyee ne ko Thione mu ne ma rawaan yaa sàggan li ma la doon wax a ngi noonu waa xaaral tuuti ma envoyé la ko ndeysaan. billaahi Thione deuxième Fatou Guewel kooku mënuma ko fay moom Fatou Guewel moom kooku mooy garmi Fatou Guewel xam na ne man ku ko bëgg laa xam na loolu mais moom it ku ma bëgg ay oui soirée yàgg na la tuddee ay bés invité na la soirée nga yëg ci seenam may ko lu toll ci 2 millions. wallaahi sur scène mu di ma way ngàcce pucca bi duma ko fàtte mukk moom laay teg toujours ba loola jeexe ñu naan ma moytul ñii moytul waykat yi non waykat yëpp buñ meloon ne Fatou Guewel
beneen affaire la. lu tax nga wax loolu lan moo tax nga wax loolu. Fatou costume bii ma sol sax moo ko jënd yére olof. bu ma sol Fatou ko jënd. ci jamono ji nga te xam na ne samay doom mën nañ ma ko jëndal. J'ai des enfants. Parce que le meilleur investissement ni ma ko waxee c'est l'enfant. J'ai investi sur mes enfants. J'ai un enfant qui est un inspecteur de l'enseignement à Kaolack. macha allah. moo yor département bu Fatick région bu Fatick. J'ai 2 enfants qui sont en France, des filles qui gestion banque lay def. sama yaay laa ko tuddee. keneen ki elle est à l'université de Sorbonne anglais lay def mi ngi doctorat am. maa ngi kenn fii koo xam ne entreprise Sodida la yor aluminium. kon xam nga am naa. ma femme ma première femme j'en ai 2. Ma première femme, elle est enseignante, professeure, retraitée. En retraite, ça fait 2 ans. D'accord. Quand je suis bien entourée. Fatou Gueye xam na ne am na. bu ko neexoon mu ne ay doomam dinañ ko jëndal léegi nangam. xool loolu day fay ba wala kóllëre gi nga xam ne moom ngeen sekkoon lay dox ba léegi. bërki démb laa ko oo ne mu ne woo ma mu ne ma maa ngi États-Unis ma ne ko damaa feebar. mu woote Dakar ñu dugalal ma 100 000. nag ku koy def du keneen ku may woo nag. mais tonton Rawane dina baax ñu leeral ci poñ boobu. bi nga nekkee promoteur culturel du Thione Seck rek nga xamoon du Fatou Gueye rek nga xamoon am na ci yeneen waykat yu jigéen yu góor yoo xam ne seq nga ak ñoom teraanga ñooñu. waaw fan ngeen ba léegi. Assane Ndiaye. xoolaale caméra bi. Assane Ndiaye ku baax la daf may oo. pour permettre ay message ama ngi fi. di ma yedd di ma nemmeeku di ma may léeg-léeg mu ne ma jàppal ci lii. ma jéem a fay bor bi sax lay wax Assane. danaan rawaan xaaral ma jéem a fay bor bi waaye grand ma jéem a fay bor bi. am na ñeneen ay jigéen waaye yu ma xam kañ bien sûr. yéen a ngi déggante téléphone est-ce que woo nga leen tam pour xool ak daba sëy xam naa ko. xamante bu baax. VLC laa ko daan yóbbu benn boîte de nuit bu nekk ak Kaolack VLC. foofu daal laa yem ci daba. d'accord daba mais sëy déggante daal waatu foofu leen ak yooyu. non déggante waatuñ. musoo oo naa ko jéem a oo. mas naa ko oo mais jëkkër ji laay jot. moom daal moom daba bu daal yor la téléphone. mënatuma koo jot daal jëkkër ji daal laay jot. moom ngay jot. waaw jëkkër ji daal laay jot. d'accord yeneen artistes yi tamit ba tey dafa mel ne ñoom ñëpp ñoo yem ci loolu de wala. ñoom ñëpp a yem xam naa ne daal. je connais beaucoup d'artistes mais ñi ma ci mën a jël en référence ndem si yàlla coon yàlla na ko yàlla yërëm. Fatou Gueye kenn gënu ko kookoy garmi mais Fatou mooy garmi tudde naa xam nga ne tudde naa ko doom. moom Fatou Gueye nga xam ne bu ma demee man ba tuddee ku ma daan way ma tuddee ko doom xam nga ne beneen affaire la. mais ñu ñëw un peu ci promoteur culturel yi te si nañ ko du yow rek am na ñeneen ñoo xam ne nekkoon nañ ak yéen du samay kàddu mais ñenn ci Sénégal yi dañuy wax ne bu ngeen amee xaalis da ngeen di foog ni téye ngeen asamaan wala da ngeen di foo ci xaalis bi ba mu jeex fekk ne jaan dem na. wallaahi Kaolack amul benn rajo boo xam ne vendredi wala samedi jot na te damay jékki-jékki ci rajo bi rek ma dégg sous le haut patronage du promoteur culturel El Hadj Rawane Diagne. te du ma yëg du ma tin. daa mel ni loolu gëj nga koo dégg de. te ña doon wax géwél Kaolack tambour major ya fa nekk ñëpp. amatul kuñ ci invité mu wax ba tudd sama tur te ku ci nekk soo daan soirée man nga koy tuddee. mën naa la ci cité la ñu bëri mais jarul sax ma koy tuddee. xam nañ seen bopp ñoom. xam nañ ko Kaolack gisuma fa sax géwél bu am kóllëre Kaolack maa ko wax man. waaw boo ko waxee am na foo ko teg. biir Kaolack. amul géwél bu am kóllëre foofu. mais yow daan nañu tuddee ay ngoyaan nag. seen ngoyaan yooyu ñu tëggale kat ak yu neex yooyu amul ku doon def soirée sénégalaise te doo ma ko tuddee.
amul kéwél bu weddi li ma wax rek na ñëw di infirmer li ma wax Kaolack amul géwél bu am kóllëre il n'y en a pas un. tonton Rawane xam nga lu mel noonu. ñu ngi koy wax ci ku ci mel ni Cheikh Amar ñu ngi koy ñaanal moom tam yàlla fëgg boppam. yal na yàlla ñu ngi wax ne moom it dañ ko daan way rek wax nañu ne dañ ko daan topp di ko way ak léegi waaye ba mu xawee feebar ba léegi kenn wayatu ko mu mel ne loolu day dëggal sa kaay. bi boo nag ñi nga xam ne njor nañ. ñu xam ni ñuy def fi ñuy teg seen tànk xam ne am na ci ñoo xam ne nañu dem rek dof la. nañ dem lekk la mu yor. comme dafa dof rek nañ dem boo waxee kii am di nii naa tàng te yow sax da nga koy jël ci defaral yàlla. def ngir yàlla. billahil azim. donc yow daawoo ko def ngir. non rek xam nga ci jamono ji fu mu ne nii man tey ji portable bi su ma ko doon jël di ko may Malick dinaa bëgg nga fekkee la muy fekkee ñëpp ñu ne. moo yor mooy maye kenn mayetul ci sutura. mën naa la wax ay anecdote yu bari yoo xam ne def yàlla parce que. wax ñu ci benn wala ñaar. dama ànd ak sama chauffeur ñuy dem ba dugg Grand Yoff fii à Dakar. alors may dem nekk sama oto ànd ak sama chauffeur ñuy dem ba Grand Yoff ñu gis ay xale yuy daw di daw ma ne mais qu'est-ce qui se passe ni chauffeur bi taxawal mu taxaw ma ne ko ma ne booy mais lan la ñu ne dafa am ku ñuy génne fële ma ne chauffeur bi nañ dem ñu tourné waat ñëw fekk ay huissier di génne ay bagages ci biti sama yaram daw parce que c'est un cas que j'ai connu bi may jàngale parce que naa ci am kii bu mel noonu sama yaram daw ma taxaw waaxu uti clerc bi ñëw ne ko monsieur qu'est-ce qui se passe nous procédons à une expulsion ma ne ko mais mon frère mu ne ma ne ko kii sama sœur la daf ma oowoon elle m'avait parlé du cas mais daf ma fekkoon réunion ma tardé est-ce que mun nañoo arrêter procédure bi ma fay xaalis bi mu ne ma mais bien sûr nañ dem ñu arrêté mu dugg ci oto bi mu dugal ko ci oto bi femme baa ngi taxaw yor ñaari doom yu xale boot na kenn ñu dugg sama oto ñu départ dem ca étude ba bañ demee ca étude ba clerc bi ne ko kii dafa ñëw pour fay xaalis bi ma ne ko montant bi ñaata la mu ne ma 475 000 ma daal génn ne sama chauffeur indil ma sama saak mu indil ma sama saak ma compté 475 000 jox huissier bi ne ko jël sama numéro téléphone le 5 de chaque mois oo ma fay ko kii sama sœur la huissier bi ne yéen jigéen ñi da ngeen di war di góorgóorlu mag ju am mel nii ku ko am danga ko war a respecté daw si ne ko billaahi xaw ma ni mu tudd billaahi kii xaw ma nu mu tudd maa ngi koy doog a gis tey moom mii xamul sama tur huissier bi teg big bi ne waaye yow loo may wax ni mu ne ko effectivement mais mënul woon a ñàkk a ñëw de daal di jóg taxaw nag di jonga ma ju rafet ne xoolal ni ma mel billaahi bu ma neexoon am lu ma fay sama kër gi waaye ñii sama doom yi seen papa dafa gaañu rus naa def lu ñaaw fekk ko alaxira di sëgg biig ma jàpp ba set julli ñaan ne yàlla yebalal ma benn jullit mu ñëw fayal ma sama lii kii yàllaa ko yebal je l'ai payé j'ai payé les 475 000 chaque fin du mois ma fayaan logement
am na jëkkër man maa ko may jëkkër ji ndeysaan doom jim ci am man la ko tuddee yàlla taxoon ma di ko def dëgg la yàlla moo tax may def loolu am na ñoo xam ne nag dañoo defee ne dañ koo mérito wala dof nga wala samba alaar nga des choses comme ça la samba alaar mooy kuy def di bàyyi këram te man bàyyiwuma suma jabar bàyyiwuma sumay doom di yàq ci àll ba dama def ba pare doog a dem nag di dimbale les nécessités d'accord yàlla rek a taxoon may def waaw si période bi nga toogee amatoo xaalis lan nga dund loo xam ne toog nga yow kese ak xalaat ko sa xol tooy mooy du lu ma ñàkk sax lu ma dund lu ma ñàkk parce que soo amee doom rek ñàkkoo dara effectivement samay doom ak may defal macha allah ñoom période yi sax nga ñàkk bi sax bu ma koy wax ci kii bi da leen di xaw metti mais dañ comprendre fi da leen ngay di fi ngay waxee ñàkkoo dara macha papa loo allah ñàkk papa ba nga naan dama ñàkk naa nga ma ne non jël leen ko terme bi rek niñ ko jëlee noonu ñàkk gi mooy daan doxantoo malet waaw doxantoo laaj malet ma ne ko laaj ma léegi 300000 ndax dinaa la ko jox te bu njëkk da nga daan ñëw ne ma papa temps rek ma yëkkati jox la dëgg la loolu mooy ñàkk rek mais rien d'autre mooy dangay xam nga loolu du ci milieu kii sax jigéen nga jël ko di jabar nga def ci moom li war la nga daan def ci moom nga toog ba mën a toog mu nekk dañ wan la ginnaaw bari daf la dal loolu daf ma dal sa soxna yoo xam ne leen takkoon ci farata yàlla sunnat Muhammad ñu ne bëreet dem ut ay lay yu bari nag mais ñëpp ñi xam nañ ne li tax ñu dem di sëy léegi am na yeneen borom kër borom kër yoo am nañ borom kër am na ci koo xam ne sax man fasewu ba ko mais ma ngay sëy ah dañ ko bàyyi noonu rek doo ko bàyyi mu def la muy def mi ngay sëy yal na ko fa yàlla may ay doom yu barkeel am nañ benn doom mais yàqul dara déggante waatoo leen non 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 Woowoo ça fait ko? des années oowuma ko oowuma mais naka la xëy rek dem waxu la ne sëñ bi may ma baat wala kilifaam ñëw na la comme yaa ko takkoon non yeewi ko kilifaam ñëwut xam nga yooyu sax daf di c'est la première fois ma wax ko am na ñoo xam ne sax loolu lii may wax dina leen bett parce que yaakaaruñ ko woon yëguñu ko effectivement bëgguma ci sax xuus parce que boo ci xuusee di nga teg sa baaraam foo xam ne sax buggoo ko woon mun nga bañ a egg ci teg sa baaraam mais nga wax juste que libéré wu li nga xam ne moo nekk ci yow li waroon daal waratul woon li ma mënoon mënatuma ko woon j'étais dans des difficultés dans des problèmes elle n'a pas pu supporter dem na yoonam et je l'ai accepté en tant que tel et que c'est mon destin parce que nee nañ celui qui accepte le destin il est guidé mais celui qui le refuse il est souvent traîné moi j'ai accepté mon destin ça c'était de Kéba Mbaye moo waxoon loolu vraiment yooyu daal loolu léeg-léeg ma toog ba mu yàgg ma gis benn nit télé muy def action yi ma daan def ma ne waay kii cey bu xamoon dama ko yërëm te xamuma ko metti na de c'est dur nag mais ku gëm yàlla ak ku daan def ngir yàlla rek moo ko mën a supporter xam nga boo daan def ngir yàlla doo xaar ku la ko fay kon tu peux supporter ça loolu la waaw d'accord xam nga dañuy wax ne foo gis ku xam nga ban terme la ma utilise sax jigéen bu dem am na jigéen bu toog waaw am na ñoo xam ne lu mu metti la lu mu tàng dañuy toog sa wet est-ce que it am nga soxna boo xam ne ba yëf yi mettee moom toog na ne faax yéetéetéetéet la brave Marguerite Thatcher laa koy woowee noo koy woowee nga ne Marguerite Thatcher la dame de fer kooku mooy wax ci moom sax sama xol day tooy waaye dina baax nag boo toogee jàkkaarloog askan wi nga wax mooy kan moo tax it ay doomam ca kaw rek li ñuy wax naan liggéeyu ndey añu doom mais dafa am de ça existe dëgg la ça existe doomam ma doon oo léegi ci téléphone
doomam yi yaru nañ suñu doom yi jullite nañ nangu nañ non beneen affaire la mosuñ ma indil benn problème macha allah. te ca yaru ndey jala li ñu nàmp la quoi. kooku du onk du jooy. bi ngay def social yi teraanga yi nekk si diggu doole fekke na ko. ba yii comment fekke na ko jëndal ko oto ne ko ñaareel baa ngi nii. booba elle est enseignée à Fatick. xëy benn bis rek jël chauffeur jënd oto fi ma doon raxasloo sama oto fa laa jënde benn oto pour moom. ñu départ uti Fatick ma ut chauffeur bu ma ko dawalal ba foofu ñu yegg si ma ne ko utal naa la wujj mu ne wujj ma ne ko laaj ñu génn ci biti mu gis oto bi. mu def nan. yoo ko la nga amoon ma ne ko yow mérité nga lu ëpp oto. Mercedes Farron laa ko ca tegalaat ñu ko jaayal boobu. kooku dafa mérito lu ne. wul bëtti ko am naa beneen jabar kooku it xale la moom it fekke na xaalis bi. ba muy naqari mi ngi toog yaay ji di ko sëyloo papa ji di ko sëyloo. mi ngi toog di muñ te xale bu tuuti la ah. est-ce que magoo ko. je te jure. après dinaa la woon. après ngoon ma ko bu ko woon ñoom maay ñu koy gis ak yooyu foog ñu nëbb soxna yi. kooku it mi ngi toog di muñ xale gis nga jigéen bu toogee muñ rek ca kilifa ya la. bu naqaree. kilifa moo la naan neexoon na te amoon nga de bu fi jaay mukk yi fi gore di. ñaax xale bi ba xale bi mën a toog. dëgg la moom la ko yaayam ak baayam di digal ba ma nga toog déggal ba. macha allah. amoon naa beneen femme kooku dafa nelaw. moo toppoon kii may wax ni moo doon sama 3e femme. sama 2e femme dafa nelaw. bëgguma ko wax sax parce que ses enfants am nañ 3 gosses xale lañ. macha allah moom laa tuddee Fatou Guewel moo jur ki ma tuddee Fatou Guewel. ils connaissent même pas que seen yaay gaañu na. xamuñu ne seen yaay gaañu na. wallaahi laazim. ah ci kañ la gaañu def na ñaata. ça fait 1 an. léegi xale yi ni ñu def ba xamuñu ne seen yaay gaañu na. ñu ngi ci sama aawo moo leen yor boo ko gisee da ngay defee ne ñoo bokk ndey ak baay moo xale yi. mais ki may est-ce que wax tam ni loolu du leen def choc. si toutefois ñu non c'est que découvrir dañuy keneen. jàng te xale lañ. kii ci gën a mag mi ngi def 4e lycée ren mi ngi def 5e lycée moo ci gën a mag ki ci des CM2 kenn ki ci des mi ngi doog a dugg école. mais bu ñu seetaanoon émission bi tey. xam voilà, ne c'est seen ça. yaay gaañu na ak yooyu est-ce que du def choc. peut-être duñ ko gis peut-être duñ ko gis. mais lan ngay xaar pour wax leen ko parce que ñëpp xam nañu ne dund ak dee moo ànd te léegi xale yi lu ñu ndaw xam nañu ne faatu am na est-ce que du ngeen jéem a toog xool nu ngeen di waxee xale yi rek. si ñu si mën a gëm yàlla. waxtaan naa ci ak sama soxna yàggul dara sax. dinaa toog ak ñoom seet nu ma leen koy waxee. mais kooku it c'était une brave dame. mais dinañ toog di laajte seen yaay wala. waaw loo leen di tontu. xam nga ba muy ba muy gaañu ça fait 1 an booba presque wuñ te ci dafa feebar pendant 5 ans. njaago la woon. tuub seen tuur yi jàpp ko. ma yóbbu ko di ko faj Guinée Bissau bi muy dem di faju Guinée Bissau booba xale yi kii lañ def na fa 5 ans feebar ñoom gisatuñ ko mu nekk nag ci sama kër aawo sama aawo bi yor leen yor bu rafet jàngloo leen ba seen yaay sax kiiwuñ ko xam nga 5 ans xale yi 5 ans boo ko dindee ci seen âge presque ay xale lañu. ku mujj ki daal laa jëli bi mu gaañoo bi muy ñëw fi déggul sax olof njaago rek la dégg mais léegi macha allah mi ngi dégg olof waaw mi ngi adapté moom. ñu ko ñaan bu baax moom it yàlla xale kooku it ku baax. jigéen ju baax du lislaame te dafa tuub. jigéen ju baax macha allah vraiment daal yàlla bàyyiwuma de.
yàlla bu la yàlla bàyyi. yàlla bàyyiwuma parce que j'ai de beaux enfants, vraiment des enfants qui sont gentils, qui aiment leur papa. J'ai une femme brave aussi, ma première femme. mënuma wax ci moom. loolu xëy na aawa yaay. oh kooku mooy aawa yaay. sama yaay ba muy nelaw da nga wax loolu rek mu fàttali daf ma ne. daf ma téye ci loxo ne ma Alaaji Rawaan ma ne naam mu ne ma billaahi boo bëggee ma tàlli bul tàngal xolu ndaw si mukk ci àddina. sama yaay ma wax loolu avant muy nelaw. kookoy aawa yaay kooku mooy sama yaay. kooku mooy sama yaay sérieusement. alors tonton Rawane li nga fi wax yëpp ci sëy macha allah ci jigéenu jàmbaar jamono ji gis nañu xale yi seen sëy lu mu yëngoo rawat nañ dañ koy médiatiser wax yu ñaaw di ci juddu ay convocation police ak loolu di ci juddu ñuy demalante jokkalante appel whatsapp yeeg yooyu loolu it noo ko jàngate. dëkk bu tas man dama jaaxle c'est que parce que xam nga sëy bi dañoo jiitale tout amour matériel bi moo yóbbu ñu bari. yar bi manqué encore l'éducation manqué parce que am na kër yoo xam ne boo fa jëlee jabar ba léegi am nga jabar. fa ndox doon taa ba léegi boo demee fekk fa tepp mais am na ci kër yoo mais xoolal ma xale bu jigéen buy génn dem buy ñëw indi valeur 200 wala 100 000 wala mu jënd valeur 30 000 indaale ko reer jox yaay ji mu reer te laaju ko fu mu jëlee 30 000 yooyu. man kooku xale jigéen sama doom dafa ñemee def loolu sama kër. man sama doom musta ñemee baali te jotuma téléphone. bi may nekk ci ne mas naa nekk réunion Novotel 31 décembre jot sama doom war a dem baali sama jabar ne ko mbarta góor nga sa papa mu ne wax ma mu ne ko oo ko téléphone mu woo ma fekk ma fay sama portable. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé ba ma pare ay 2h30 3h laa pare réunion tijji daf maa war a jooy. waaw papa yow ni ma ne ko lan la maa ngi bëggoon a baali ma ne ko mais boo baali sama yaay moo ne du ma fi jóge te tàgguwuma. dafa amati yooyu amatul léegi maire yi ñoo lay puus ci ut bi ñoo lay puus ci yax bu rëy nga bokk. ñoo lay puus ci bu ma amee oto de sama yaay ji boo gisee sa doom mu rafet yaa nga cay séentu alal. yaa ngi koy commencé di ko commercialiser. éducation bi moo manqué. dëgg la. gis nga yaay yi ñoo joué tout seen rôle waxuma papa yi de mais yaay yi ñoo joué tout seen rôle ci famille bi. parce que tubaab nee na le chef d'œuvre de Dieu c'est le cœur d'une mère. yaay rôle bi muy joué ci doom bu ko mën a defar la bu ko mën a yàq la. mën naa yàq doom mën na defar doom. te léegi mère yu yàq doom ñoo fi ne. mais est-ce que papa itam amuñu ci seen part de responsabilité parce que góor doo bàyyi rek sa soxna di def li nga xam mooy éducation il faut tam nga jàppale ko ndax yaay yi dañuy togg ñii di def yenn ak yenn yi fa góor ñu jàppale leen épaulé leen tuuti. waaw te xam nga léegi kër yi presque jigéen ñi am na ci kër yoo xam ne xam nga yaa papa yi bu ma nee yaay ci la mais parents yi. papa yi ci lañ parce que manque d'autorité quand même góor dafa war a wane ne maay kilifa ci kër gi am na loo xam ne yaay da cay puus na le papa ji taxaw. dëgg la mais léegi am na kër yoo xam ne dañoo jël seen baat jël baatu ku góor gi. kon góor ñi amatuñu autorité. amatuñ benn autorité seen kër amatuñ parce que jigéen ñiy uti léegi di am. matériel bi la rek ba léegi. te kër bu fekkee ne yow sa jabara la yor doo fa am kàddu. Sous le joug de la pauvreté la langue reste en chaîne. dëgg la léegi xale góor yi nga xam ne ñoom dañ naan duñ takk cas social nag maanaam duñ takk soxna bu amul liggéey wala jabar boo xam ne yow koom. ñooñu ñooy ami surprise ëllëg duñ takk cas social nga ñëw fekk koo xam ne dafa yor ba maar day taali nga dugg ci
kooku moom duggul ci yow ndax amour. daf ci dugg rek parce que xale yi dañuy miir léegi dama miir ci xale bi. ni ñu ko waxee dëgg la dañuy miir. duñu cultiver amour bi duñ ko cultiver xool gëstu déedéet ñoom nañ la gis rek l'esthétique na forme bi rafet na li muy sol rafet. bu ko defee jigéen ñi ñoom it comme góor ñi li ñuy sol na rafet la. ñuy uti rek di ko nuñ ko amee baax na di ko sol. loolu pervertir nag mariage yi. sëy yi divorce yi assassinat yi crime passionnel yi. yooyu yëpp day bari parce que éducation bi la lépp rek c'est l'éducation. c'est la base. waaw c'est la base de tout. éducation fu mu manqué dara tout cloche léppay cloche. c'est comme ça que je le conçois sérieusement. d'accord muy lu am solo tey tonton Rawane bu yàlla defoon ñàkk ko dara sax macha allah yàlla bu la yàlla fàtte bu millions yi jékki-jékki waat ñëw nga téyewaat li nga xam ne moom nga téye woon. ndax di nga duggaat ci li nga xam ne moom mooy promoteur culturel. oh non kooku kañ c'est fini j'ai mis une croix dessus parce que je n'y trouvais daaw ma ci gis dara plaisir bi rek ma ci. daanaa j'avais 2 retraités à Kaolack samay grand lañ woon. ñu daan ñoo ma yar tabaski jot ma ne xaaral ma indi leen Fatou Gueye maay fay lépp léegi bu ko defee recette bi ngeen jël yéen ñaar xanaa def noonu j'organisais au profit des gens de certaines personnes démunies daan ko daaw ma ci gañ mais la ma ci gis jaratu ko ñooñu ma daan defal lool non bari ñoom it gisatoo leen. laay du ñu wax ba tudd sama tur sax adduna bi ay leçon kese la. leçon man nag lii may wax dama bëgg nit ñi tirer ci profit. dëgg la man je suis un cas boo xam ne nit ñi war nañoo xool ci man waxuma ne buñ maye de. mais nañu seet nañuy maye. nañu seet nañuy investir waaw man daal loolu ma. lu am solo dama lay xaw a takki ni tuuti. gis na la ci série bi sax bi nga ñëwee da ngay jël sa casque yi rek jël benn nopp rek dugal. loolu style la wala yaa ko opté. non loolu nag c'est que habitude la ci man benn nopp bi lay bàyyi. parce que boo bouché ñaari nopp yi. duñ la dégg. def comme Lamine da ngay wax ba sonn kenn du la dégg da ngay wootee. waaw alors may bouché di déglu rajo. beneen bi ma may ko nit ñi pour ku ma woo ma dégg. ñoom ko dégg. mais dégg naa ci lu ne fétiche la ay affaire rek nanga mistine ma ne kon naa ko ci bàyyi nag comme touche la naa ko ci bàyyi. d'accord alors tonton Rawane sant nañ la gërëm la amoon mbégte lool jàkkaarloo ak yow lan ngay tàggu Sénégalais yi lu doon sa dernier mot. mooy kontaan naa si yéen sérieusement parce que vraiment am na ñoo xam ne buñ ma owoon duñ ma jaral déplacement. dëgg la. mais dama gis suivre leen ci YouTube bi gis ni ngeen di œuvrer gis ne am ngeen aura ma ne lii may wax bëgg naa ñëpp dégg ko. kon Dakar Buzz rek laa ko mën a dem waxee. dëgg la kontaan yàlla na leen yàlla jàppale. amiin topp ngeen am seen télé. amiin bi jaay Sidi Lu Joot yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko te dina ko def. incha allah maa ngi leen di ñaanal daal ca kaw. ca kanam. d'accord jërëjëf tonton Rawane mbégte la woon pour ñun di gërëm bu baax suñu internet yi nga xam ne ñoo doon seetaan di leen fàttali rek tey tonton Rawane Diagne dañoo invité woon waxtaan ak moom ci poñ yu bari sant nañ leen bu baax gërëm leen di leen jox di daje beneen yoon ak beneen invité di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci caméra bi muy Malick Ba ak Lamine Ariane Sy di gërëm tam bu baax madame Sy Soumbia ci dalal bi nga xam ne à chaque fois rek bu ñu amee invité moo ñu koy dalal fii ci Saalum bu Yanji bi ba beneen yoon ak beneen invité.